Tour de notre prof Songué xam naa ñaanu professeur yi ñoo nangu parce que professeur Mbaye Thiam professeur Songué saa yu fi toogee dina ñaan yàlla delloo si la ci plateau bi donc ñaan ngi nangu na tey maa ngi lay nuyu di la dalal. macha allah kontaan di leen retrouver également mais xam nga rek ab kilifa boobu bu fi nekkee moom wax dëgg yàlla bu ñu fi newul day mel ni fi ba tey rek. waaw mais jërëjëf. alors sama goro maa ngi lay nuyu di la dalal également. ñii lay delloo nuyu di sant yàlla bi suñu rak suñu xarit dellu see. xam nga moom dafa bari sutura ak teraanga rek mais lu kenn mën moom fokk ñaar bokk ko moo tax bu fi nekkee day gën a dalal xel gën a yokk kii bi moo tax ñu digg wax dalal jàmm fa mu nekkoon nag li muy def fii rek la fa doon def moo tax ma doon wax toujours ne il n'est pas absent ailleurs. C'est ça alors Papa Lulsa ñu war a door waxtaan bi tey war a waxtaan lu am solo également muy jëm ci wàllum ndox. oui muy forum mondial de l'eau bi nga xam ne ubbi na dem ci Dakar du 21 26 mars bi nga xam ne am tamit un compte forum de l'eau bi nga xam ne bu Dakar moo ko organisé di Barthélémy Diaz ndox nag bëri lu ñu ci waxtaanee dem ay paysans yu bëri daal di dajaloo jam ñaajo ngir wax lii mooy xam ni enjeu défi bi nga xam ne mi ngi laal ndox ci Sénégal ak àdduna wargal képp ñu tuddee thème bi l'eau dans tous ses états commencé rek avec le professeur Songué Diouf tey lan mooy pertinence wala impertinence tenue forum mondial de l'eau à Dakar. bon bu ñu commencé fi nga commencé daal di ne pertinence bi damaa yaakaar ne dafa mel ni dañ doon nelaw ñu fëgg ñu yeeñu parce que boo ko seetloo ñun dafa am benn paradoxe maanaam loo xam ne lu doy waar lu ñu waruloon a daal loolu mu ngi nekk ci ne ñun dafa am chance yàlla jagleel ñu Pape ak loo ci mënti dégg am nañ ndox li nga mën a déggee mooy ndox mi dafay ëppee fii néewee doole fee maanaam c'est inégalement réparti sur le territoire national beneen possibilité bi muy ndox mi nga xam ne mu ngi jóge ci géej gi borom xam-xam yi xayma ko ci ay milliers de centaines de milliers de mètres cubes yoo xam ne bés bu nekk dañ koy ñàkk boo loolu jur yenn gox yu mel ni Ndakaaru yenn gox yu mel ni Touba yenn gox yu mel ni Kaolack ak fépp ci réew mi di manqué ndox te loolu warul nekk yoon donc loolu pertinence bi mooy dama ne ñu yeeñu fàttali ñu ne ndox mii kat buñ moytuwul li ñu dal ci alam bi ba ñuy wax ay développement durable ak ñeneen feneen boo moytuwul ñu nañu dab si te waruñoo dab si parce que damay jàpp ne niñ ko doon waxee bu dee 20e siècle enjeu bi pétrole la woon boroom xam-xam yi jàpp nañ ne le 21e siècle moom ce sera avec la question de l'eau ou pas kon nag bu ñu tollee foofu pertinence bi mooy réew mi nga xam ne Sénégal la am ndox ba mu doy di ko foyee ba ngay gis ay ndox di ñàkk ci yenn dëkk yu mag yi wala ñu naan la ndox moomee sellul pour ñu naan ko ñu ciy laam-laamee dafa nekk loo xam ne paradoxe la contradiction boo xam ne la mënta nekk xam naa ay ñoo xam ne ñu ngi lëlu ci benn kuréel bu ñuy tuddee Touba xepp ndox mu neex maanaam sous-entendu Touba na koy xepp ak ndox mu neex mais ñu def ay jàngat yoo xam ne ay expert la ci wàllu ndox ci anam yëpp ak ci wàllu investissement pour génn ndox ñoom ñëpp ñu d'accord ne dëkk bu mel ni Touba di ñàkk ndox warta mën a nekk dëkk bu mel ni Kaolack di ñàkk ndox warta mën a nekk Fuuta warta mën a nekk muy ñàkk ndox pourquoi parce que nañ ci suñu géej gi la ñuy jël muy dem ca géej gu mag ba maanaam jóge ci fleuve bi dem ca mer ba c'est une absurdité que ñuy ñàkk loolu ba pare ay dëkk di Touba ci ay ndox te boo ko seetloo loolu li ko lal mooy ñàkk pasteefu ci wàllu politique ku nekk xam na ne jamonoy Abdou Diouf déjà boo ko seetloo am na loo xam ne canal du Cayor la doon wax ana canal du Cayor tey def nañ ca ay milliards déggatoo ñu wax bilan déggatoo ñu tudd la sax canal du Cayor te ca mébétu président Abdou Diouf dafa gisoon ne bu defoon canal du Cayor boobu di nga jógee Kajoor gii waaye di nga dem boo Waalo ndox mi ballee fu nekk parce que études yi defoon nañ ko xaalis bi génne nañ ko waaye kenn xamul fu mujj bu ñëwee ci période Abdoulaye Wade loo fi déggoon revitalisation des vallées fossiles mais ana revitalisation boobu ñu ñëpp gisoon ne aubaine la pour que définitivement tiraane bi nga xam ne mu ngi jógee ci lac de Guiers mu mel ni moom rek moo ñu mën a jox ndox ak feneen loolu daf ko fiy jëlee maanaam ndox dellu siwaat fi ñu mën cee naan mën cee béy mën cee def lépp li ñuy def te duñ dem jéegaani fenn loolu yëpp moo ko gisee ma jël ko
daf lay won ni volonté politique maanaam Pastef bi ñu waroon na Pastefu jël ndox mi def ko une question centrale defuñu ko kon dama jàpp ne looloo tax wax dëgg yàlla ñu ñëw fii jagleel ñu ko mu nekk loo xam ne la xëy na teraanga la waaye damay jàpp benn wàll bi ne ab dànkaafu la ne bu leen fooyee lii nga xam ne moom ngeen yor ci nit ñu dalee ci yeneen anam yëpp beneen bi impertinence bi mooy boo ko seetloo xëy na waaw day liyoo ak li ma wax boo ko seetloo mooy ñun dafa mel ni dañoo tëj suñuy loxo maanaam dafa mel ni ubbiwuñu suñuy gët ci li nga xam ne ndox fi mu nekk nii ci àdduna bi yëpp ñu ngi xool ni ñi ñaa ngi def ay jàngat ne ci diir bu gàtt boo moytul dina fi tamaranke ba ñu ko fooyee xëy na loolu mooy nekk impertinence maanaam yóbbu ko woon ko ci dëkk yoo xam ne maîtriser nañ les enjeux de l'eau comprendre nañ fi mu nekk nii ndox fi mu taxaw ci wàllu politique koom yoo gis ci àdduna boo demee fële ca Égypte foo déggee ñu am problème ak Éthiopie lan la dañ ne ndox moomee nga xam ne mu ngay jóge ca Nil ba c'est un enjeu de souveraineté ñooñu comprendre nañ li muy enjeu ndox yow nag boo ñëwee fii Sénégal société bi nga xam ne moom moo ñu jox ndox boo moytuwul la ca ëpp dañ ko jël jox ko ñoo xam ne ñu nga jógee ca bitim réew te loolu kenn mënu ko comprendre man boog sama xel daf koo mënta nangu parce que bu dee wàllu suuf si mu ngi fi bu dee wàllu xam-xam bi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ci war a liggéey ñu ngi fi damaa mënta comprendre ci li ëpp ci pourcentage ñi nga ci dugal seen xaalis mu nekk jógee ca bitim réew ñoo dëkk fii ci ay hôtel di liggéey au Sénégal parce que ku yor dañ doon wax ku yor sa courant waaye tey jii ku yor sa ndox moom moo yor sa souveraineté moom moo yor sa indépendance kon heure bi waaw enjeu sécuritaire bi te Sénégal kon war na yow boo fexe ni wax dëgg yàlla lii nga xam ne moom moo fi nekk te mu moom ko na ko ñag na ko yiir na ko sàmm te xam ne wax dëgg yàlla loolu suñu ëllëg moom moo ci nekk ak suñuy ëllëgu ndaw alors professeur et ba ma baalee am na anecdote boo xam maa ngi koy nettali vendredi dama ne demoon bac ca Kolda am benn waaye moom de dafa ruus ma ne ko lu tax mu ne ma day doon liggéey ci wàllu ndox mi ñu jëli ay israéliens ku ne xam ne Israël amul ndox waaye ñàkk am ndox boobu moo tax ñu développé benn expertise boo xam ne àdduna bi yëpp dañ leen ko nangul ñu indi leen pour ñu def ab liggéey foofa maanaam benn gox boo xam ne ca Kolda jàppoon nañ ne amul ndox pour ñu di def ay infrastructure waa ji nee na israéliens yi nañ ne salaamaaleykum lañ la maatee seen bagage mu ne tax nee na bañ dugalee picc bi ndox mi ball ñu takk seen bagage dem ne yéen da ngeen di fonto da ngeen yabaat en tout cas alors professeur Mbaye Thiam quel est l'enjeu actuellement pour le Sénégal di dalal forum mondial de l'eau xam nga jërëjëf Aïssata enjeu bi mi ngi ci thème forum bi xam nga Sénégal nag yéen ay dañuy taal bu pare di séentu cuulul li ci kaw te jàpp ñu ne li tàkk ci suuf moo am njëriñ ndax ci la ñuy def lu ne l'enjeu mi ngi ci thème forum bi l'eau sécurité l'eau paix l'eau développement durable nga xam ne donc booy def dialectique comme ñoom songe ñi nga xam ne ñi ñoom philosophie loolu yàlla may na leen ci macha allah da ngay jàpp ne kaaraange réew munta nekk fii ak réew ma liñ soxla ci ndox maanaam di ko jëfandikoo di ci faj di ci liggéey di ci créer richesse kaaraange munta am xam nga am na réew yoo xam ne yii dañuy séq ci di xuloo ba xeex ñaari réew yi nga xam ne bokk nañ ci ëpp doole ak bëgg ëpp dayoo ci Afrique muy Égypte ak Éthiopie fanweeri at yi ñu génn yëpp ñi xam di leen seetlu ñi dañoo mel ne ku toog ci nen parce que le fleuve Nil bi ñu séq ñoom ñaar éthiopiens yi bëgg cee def barrage hydroélectrique pour am courant égyptiens yi ne leen bu leen ko defee dootuñu am ci ndox mi li ñu soxla mais c'est source de guerre et de conflit or fleuve bi nag ñoom foofu lay jaar ci ñoom mais mu nga jóge Ouganda de ca suufa la jógee traversé ay réew yu bari door a àgg foofu Sénégal gii man mës naa dégg waxuma kii de Cheikh Touré mu ne Senghor bu ma fontoo sax ma baare fleuve bi xam ñun dañuy wax le fleuve Sénégal mais fleuve bi Fouta Djallon la juddoo ndox mi ñëw fi ba Ndar Fouta Djallon la jógee di couler ba agsi autrement dit su bés bu ko Guinée daggee mais ñu dootuñu am ndox bu ñu amoon ndox fu mu jëm mais mën nañu taxaw ne doon ko dagg parce que ñoo ko bokk donc la sécurité kaaraange eau source de paix maanaam nit ñi bu ñu amul ndox jàmm du am parce que kaaraange gi soxla bu amul bu ñu jàmmaarloo mais dootuñu tal leneen
tous les géostraticiens géopolitiques intelligents wala boog yi asafula yi nga xam ne seen xel may na leen ñuy xalaat ci lii dañu ne au 21e siècle ni ko som nga waxe léegi probabilité de guerre mondiale bi ci gën a wóor mooy bu ñu defoon ndànk réew dina am doole am kattan te amul ndox mu fekk réew mu néew doole te am ndox mu songu ko ku jot ndox mi donc c'est source de paix suñ fekkee def nañ ko ni suñ ko deful mais dafay indi jaxase àddina source de développement durable maanaam xam nga dañuy wax ne ndox tubaab bi dañuy wax ne c'est une source vitale à la vie ça veut dire que xam nga pétrole soo amee xayrut moo gën soo amul mais xayru ça n'empêche pas de ne pas vivre mais ndox nag moom soo ko amul doo dund ndox moom amul benn askan dans quelque contexte que ce soit ci àddina boo xam ne mën nañoo toog weer ba weer wa dellu si te gis suñu ndox parce que bu boobaa doo fa fekk nit kuy dund doo fa fekk sax luy dund or yooyu yëpp nag boo ko dajalee da ngay xam ne ndox laaj na ñu waxtaane ko niñ koy waxtaane moo di duñ ko waxtaane ci biir kukur yi ci biir néeg yi ci ëtt bi lañ koy waxtaane maanaam addina bi yëpp dañu daje moo tax 9e forum bii nga xam ne c'est la première fois ñu koy def en Afrique ñu indi ko Sénégal yi dañu war a junju lan la mën a indi ci réew mi bi maanaam dañuy bokk ci ñiy xalaata ndoog yeneen askan yi pour que ndox mi nga xam ne ñëpp dañ ko soxloo ndoo en même temps pour les mêmes raisons mu bañ a nekk une source de conflit nekk plutôt une source de développement xam nga ñun ñaari association yi gën a yàgg ci suñu environnement national ñun Sénégal mooy OMVS ak OMVG organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal nga xam ne ñi ko séq mooy réew yi Sénégal di tracé Mauritanie ba ñu lu ne séq nañ ko ñoom ci lu neex ak ci lu naqari mais dex gee fi nekk nag xam ne la kuléalin foog ñu séq ko tey barrage bi ñuy defar OMVG bu pare mais dafay assurer autour de 50% des besoins en électricité des 3 pays Sénégal Mauritanie Guinée mais ak une répartition boo xam ne ku ci nekk mais du loolu rek dafay yokku les moyens de travail yokku les ressources yokku toutes les possibilités positives OMVG gii mais c'est la même chose Gambie fleuve Gambie mu des les rivières du sud ak it nag nan la ñuy seete li ñu bokk ñun ñëpp ku ci nekk nan nga ci mën a jëlee loo xam ne ala kulli alin yaa ko moom te du yàqal ñeneen la question des valeurs fossiles et du canal du Cayor mais moi j'ai la certitude que si Abdou Diouf avait été constant si Abdoulaye Wade avait été constant mais autosuffisance yi ñu wax du dépassé nañ ko bu yàgg parce que man dama vivre concrètement la réalisation de kii bi vallées fossiles yi parce que man bi may def sama thèse dans les années 76 ci laa gis ne jusqu'à Yang-Yang dans le Jolof nguy jéeri kat ba nu mu teeti muy ba mboy naan mais dex gi da doon demal ba foofu nit ñi di bay 8 mois après l'hivernage bu ñuy pare hivernage boo déggoon naan wàllu ndoxum nen kay wàllu ndoxum ça day déborder ñëw ba foofu à 400 kilomètres nit ñi di ci liggéey ba mu bu ñu paree liggéey boobu rek nawet bi ñëwaat ñu dellu ci tool yi mu jeex ñu dellu si waat ñu commencé woon ko ba foofu ba ñu commencé woon ko ba population yi commencé delluwaat ci maam yi ñu daal koy bàyyi yooyu yëpp nag buñ ko deful buñ ci jógul dafay kii moo tax forum bi c'est important malheureusement nag Sénégal lépp loo fi def ba ci julli jaamu yàlla sax ñu politiser ko di ca kaw a kawle wax joo xam ne ji dafay tax l'essentiel rëcc ñu c'est quelque chose d'extrêmement important dañ ko war a xalaat bàyyi suñu crise personnelle yi liggéey ci liggéey boo xam ne gannaaw liñ ci ànd ak addina bi yëpp ñun suñ paree ñun Sénégal parce que nag ñoo ko organisé ñeenti at ngi gouvernement bi di ci liggéey ak des techniciens moi je les connais waxuma politicien kusaa yi nag nga xam ne lire discours yu bindu rek lañ man mais ñi ci doon liggéey du matin au soir enjeux yi xam nañ ko bu ñu paree bu ñu continuer ak un comité permanent sénégalais jox leen quelques moyens dinañ ci def ay réalisations yoo xam ne yi ñëpp dinañ xam ne ndox
source vitale du rek slogan c'est une réalité boo xam ne bi mën nañu dimbali. Professeur gis nañ ni Sénégal lu ñu koy reproché mais à chaque fois di organiser des forums des ateliers des conférences nekk un laboratoire d'analyse yoo xam ne si ñeneen ñoo koy jël parce que au moment lu ñuy débattre si forum de l'eau am na ñoo xam ci yeewuwaayu ndox nan la ñuy def ba jugee si atelier conférence yi forum yi dem si réalité yi maanaam saafara jafe-jafe askan bi ndox mu nekk un besoin primaire. waaw njëkk li ma ci wax rek mooy volonté politique maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ci base loolu mooy solution bi parce que boo gisee ñuy ñëw fii ci anam yëpp tey ndox moo ayee waaye anam yëpp ñu ko waxee dañ fiy ñëw mais Pape xam nañ ne bu dee ci wàllu xarañ Sénégal vitrine mondiale donc fii ci wàllu ndox man nii rek laa waxuma kii ak ñeneen mën naa la fi limal ñoo xam ne ay sommité mondial lañ maanaam ci wàllu àdduna bi seen xarañteef ak seen xam-xam dañ koy soxla ci wàllu ndox noonee ci anam yëpp waaye comme ni nga ko waxee dañuy sàgganee li nga xam ne ñun moom la ñu yor ñun dañu am ñaar yi nga xam ne moom lañ soxla benn bi mooy ressource bi ci boppam muy ndox yow yaa ngi fleuve Sénégal yaa ngi fleuve Gambie yaa ngi fleuve Casamance donc Sénégal ñaari problème la am problème disponibilité ak problème mu accès waaye ressource bi mu ngi fi kon nag ni ñuy def ba jógee ci lii am na loo xam ne autorail ba muy ñëw ñun dafa dem ba pratiquement dernier ba ñu lang ca wagon bu mujj ba mooy la ñuy wax développement durable ñu ne concept bu ñuy agité la fële ñun concerné wu ñi loolu tubaab yi la dañuy def ak alam bi la ñoom et cetera ñu toog ba ñun ci suñu bopp ñu mujj langaamu ci wagon boobu ni ma ko waxee na ndekete yoo dañu foogoon ne rek ñun alam ji mën nañoo jëriñ wala mën nañ koo jëriñoo ci anam yu mu bëggee te wax dëgg yàlla doy di ba ñu wax changement climatique ñun bokk nañ ci ñi ko njëkk a yëg te ñun waroon nañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko mujj a yëg naka noone itam ci ndox wàllum ndox mii ñun ci suñu bopp ñoo waroon na jiite di dem ci leen réew mi di leen jox suñu expertise di leen di woon naka la ñuy doole leen ndox waaye buñ moytuwul la ñu dal fële dinañu dal fii dinañu dab si mooy maanaam dinañu fexe ba ñu dem fii ak juróom fukki at ñu ne pourtant defoon nañ fi forum de waaye Ndakaaru fi mu nekk nii doy na waar Sénégal fi mu nekk nii doy na waar problème bu ndox nekk na fa problème bu tar li ciy musal mooy que ñu bàyyi intention yi maanaam yéene yi liñ ciy musal mooy ñu jëf mooy lu mel ni ma ko waxee léegi canal du Cayor Aïssata nga def ci ay millions mosoo dégg fi nga waxee ana bilan ba c'est pas possible ñu ne revitalisation des vallées fossiles nga ñëw def ci ay milliards heure bi gës déggoo kenn mu tudd ne fii la tàmbalee fii la yem ñaata la ci def ñaata la ñu dikkalee loolu ñu enterré ko mu ngi mel ni daal dafay mel ni ay petaxal maanaam ay slogan la kii naan canal du Cayor kii naan la grande muraille verte kii naan lii waaye la ko lal new ñu fexe ba ndox mu bañ a nekkati problème ci réew mi kon solution bi à partir du moment où xaw nañu nangu ne comme ñu ngi accueillir forum bi te ñun ñoo ko sàkkul suñu bopp kon xëy na jël nañ prise de conscience mais au-delà de la prise de conscience nañu jëf bi mooy Sénégal ñëpp nangu nañu warul ñàkk ndox Aïssata na am ndox mu neex doy na mu ngi fi en quantité ci suuf si na am également ndox mu sell mu ngi fi te ñu fexe ba lii nga xam ne moom mooy ay Sen'Eau ak ñoom seen maanaam kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu ndox mi nañ ko nationaliser entièrement parce que ñaari conditions yi pour ñu nationaliser ko c'est des conditions réunies am nga expertise bi am nga moyen technique am nga disponibilité ci suuf si parce que encore une fois il est temps ñu comprendre enjeu stratégique boobu ci nekk mu bañ a nekk le temps d'un séminaire ou le temps même d'un forum mondial te après du mën a jur dara. Alors, professeur Mbaye Thiam, bu Sénégal organiser des discussions internationales ci wàllum ndox est-ce que sauté-wul une étape est-ce que waruñu woon tàmbalee au niveau local des discussions nationales sur l'eau parce que ñëpp xam nañ ni am nañ ay jafe-jafe ci wàllum gestion de l'eau au Sénégal am nañ ay jafe-jafe ci wàllum accessibilité est-ce que sauté-wul une étape en organisant des discussions internationales? Peut-être pas mais peut-être aussi parce que man comité bi nga xam ne ñoo ci doon waxtaan. parce que fii xam nga Covid bee taxoon ñu déplacé ko mais ñetti gannaaw la ñu ko waroon def. comité boobu. lu ma juróomee ngi ñuy liggéey. man dama xam ay nit. yoo xam ni loolu mooy seen jàng. surtout que dama xam ay collègues yu nekk fii Université de Dakar. ñoo xam ne ñoo ŋànk l'école doctorale. eau et usage de l'eau. on a une école doctorale à l'Université de Dakar. juróom-ñaari école doctorale la ñu am benn bi ñu ko tuddee eau et usage de l'eau ndox ak lu ñuy jëriñoo ndox. te ñun rek ñu ci am na ay professeurs université Gaston Berger université Ziguinchor parce que école doctorale léegi du école université sàngam ku am xam-xam rek bokk nga ci
ñooñu lu mat fukki at ak nangama ji déjà ñuy liggéey ci loolu mais avant cela dañu am ay laboratoire yoo xam ne loolu mooy seen spécialité am nañ benn collègue Tidiane yi pour ne pas le nommer de la faculté de sciences dafa may wax toujours depuis 20 ans maintenant damaa def réew mi on se complaît dans les difficultés ma ne ko lu tax mu ne ma lii wàcc ci ndox nawet lii wàcc ci ndox nawet mu ne ma ñu war ko mën a canaliser ba nga xam ne fi nga xam ne ndox dafa jafe ci wàcc ñu fexe ba ndox mi àgg fa mu ne ma c'est le seul pays où on manque d'eau ba pare di sànni ndox mi ci géej xam nga canalisation yi ñuy def contre les inondations ndox mi ñu ciy jëlee géej lañ koy sànni man jaar sama buntu kër Ouest Foire jëm géej yu Yoff moom mu ne non seulement doy am na bassin de rétention mais liñ ko waroon jëriñoo bassin de rétention yooyu finalité bi moo nekkoon lan nga jël ndox moomu togg ko defar ko ba mu baax nit ñi mën koo jëriñoo mais au moins c'est le contraire di ci samp ay garab des bombes écologiques parce que lu nekk lañ cay sànni musiba fay jël te vocation am mooy ñu téye ndox mi ba pare liggéey ko après ñu mën koo jëriñoo amuñu ay station d'épuration en fait parce que mais station d'épuration bi c'est autre chose moo di ndox les eaux usées parce que ñuy sangoo ñuy fóotee ñuy yooyu ak yi usine di liggéeyee mais moom la ñuy récupérer fii ci Cambérène bokkul ak bassin de retraité ko mais ndoxu taw yi wàcc nga xam ne dara nekku ci lu du day ñoral di liggéey di defaral la borom xam-xam yi wax ne xam-xam baa ngi fi ci buñ leen joxee côté politique pour ñu fexe Ndakaaru ji nga xam ne moom bay soli fi à part les ñaay ñu canaliser ndox mi wàcc nawet nga xam ne bu ne cëpp ñu di ko tirer ba mu romb kees àll boobu yëpp jëm ferlu ñu seet fu ñu koy teg ba nga xam ne nit ñi da ci mën di liggéey ba nawet bi pare di ci liggéey ba nga xam ne bu ñu paree ci ndox moom bu jeexee rek nawet ñëwaat te bu boobaa dafay dindi mais ci géej gi lañ koy sànni or loolu ça paraît inadmissible loolu lan la li ko indi moo di mais politiciens yi ñooy décider à la place du scientifique or réew yi dox na dans le monde yëpp nag ay sata dañuy am problème ñu ne borom xam-xam yi lu ci seen xalaat en termes de solution ñu ne nii la ñuy def nii ñu ne ñaata lay coûter ñu ne lii ak lii ak lii ñu ne mën ngeen ko garanti waaw su xam-xam la ñu jiital leen ñu def ko mais defuñu ko parce que politiciens yi ko ci li tax politiciens yi jiite projet yooyu mais moo tax ñu tay leen ndox mi ça veut dire quoi jox ko une société siège une société française boo xam ne man miy lire Canal réseau qui limité depuis 1972 fidélité mais xam nga ne c'est une société mais à combien de scandale en France et ailleurs ñu jël jox ko or soo demee Sen'Eau gii tey ñi koy doxal ingénieurs yi ñiy doxal gestion bi au quotidien ay Sénégalais yoo xam ne li mu jox tubaab bi dénk ko muy jël bénéfice di yóbbu ñoo ko dàq mais c'est une directrice française moo ko yore boo bare doguma la ci di recevoir nañ fi keroog koo xam ne fa lay liggéeyee nee na la ñoo nasaraan yooyu ciitu ay hôtel la ñuy loger à leur propre boo pare tous les avantages yi nga xamoon amoon nañ ko récupérer nañ ko di leen nargué seen biirum réew ci seen ndoxum réew ci seen xam-xam ci liggéey bi nga xam moom la ñuy def la semaine dernière c'est inadmissible xam nga courant bi mais parce que su Ablaye Wade moo tax ñuy jot en 2000 bi muy fal fekk socialiste si jaay ko kii une société canadienne mu ñëw toog ñu naan kii dañuy fay ñu mën a d'accord da ngeen jëndoon ci léegi jaayatuñ leen ñun mën a dañuy fay ba muy fay am na fi ñu ko doon ŋañ ñi naan booy c'est pas possible xaalis réew mi kii mën a nañ fay ñu dem ñu condamné ñi ñu fay leen lu mu jur tey c'est parce que la Sénélec est une société sénégalaise ay sénégalais dirigé ko que évolution bi am ci ñun ñu dëkk ci kaw gi nag waxuma ñu nekk fi Ndakaaru nag nga xam ne leur horizon commence dans Sicap et se termine à la place de l'Indépendance ñooñu taxul may wax mais ñun ñu dëkk ci àll bi di fa dem mais xam nañ fi courant bi toll ci réew mi doyut mais su ko ay tubaab yoroon du fa àgg c'est la même chose avec les télécommunications yooyu yëpp nag dafay laaj li soog nga wax léegi une forme de volonté politique boo xam ne buñ koy def mais ay sénégalais xam nga bu doon réew moo xam ne mii dañuy wax xam-xam nekku fa bu ñu may ñu def liñ bëgg ñu ne waaw mais loolu nag nekku fii dama ne Sonatel gii nga xam ne c'est la société la plus riche du Sénégal mais ñi koy ay sénégalais ba 99,99% cadre fa nekk ay sénégalais lañ Sénélec mais c'est pareil
la Sen'Eau ñu jox ko société française comme ni ñuy joxe mais les infrastructures de société française ñoom baarataal nekk fii te bëgg liggéey te liggéey bëgg liggéey te liggéey. da nga xool benn incongruité bi ñu naan dessalement de la mer d'accord mais borom xam-xam ne nañ la mu laaj ci coût. alors que yow tolloo foofu am nga d'autres alternatives yoo xam ne mooy ñu lim ñi fi nekk. usine dessalement bu jóge ci Mamel dernière question bi professeur Songué mooy politique dugg na ci forum bi. forum contre forum. nan lañ koy jàngatee. dafa nekk day jëmmal Sénégal ni mel rek xam nga ñun moom loolu suñu jikko la fu ñu dem wane ko maanaam foo xam ne sax enjeu réew mi bu ñu newoon yàlla sax daal dis na tey daal Sénégal lay gane si nga gis ñu taxaw naan est-ce que yàlla moom mooy yàlla man sama yàlla bokkul ak sa yàlla Sénégal mu tëddee noonu donc ça veut dire que am na loo xam ne vraiment dañu waroon nag jóg di ko nëbb ñi nga xam ne. qui a raison qui a tort qui a raison qui a tort. qui a raison qui a tort nous avons tous raison nous avons tous tort parce que boo xoolee c'est vrai que léegi protocole bi xam loolu ku nekk rek la na ko jarul sax ñu ciy lam mais am na loo xam ne du ay loi du ay protocole mais civilité la maanaam nite dong lay laaj te ñun sénégalais am nañ feebar boo xam ne lii nga xam ne moom moo nekk ci ñun muy fitna muy jafe-jafe ñun dañoo jàpp ne mu nga gën a taaroo fësal keroog bu ay gan ñëwee te loolu nekk loo xam ne da xam na li may wax en rupture de ban totale ak suñu aada ak suñu teraanga ak suñu cosaan ñun paas li ñu xamoon mooy kër ga boo gisoon ñu doon def mbañ gàcci mooy ne lépp xewoo ci biir waaye ku toll ca biti du ko gis parce que sa digganteeg ñun ñi nekk ci biti gi di jamante ay paaka dagante ay saaga mbañ gàcc gi moom moo fa nekkoon kon maanaam dañ doon xuloo suñu biir dañ doon réeroo suñu biir waaye suñu organisation de la vie communautaire taxoon na ba ne bu kenn ñëwee te bokku ca ñu denc loolee teral gan ba ànd ak moom ca liggéey bam ñu woo bu jeexee nag ñu régler suñuy problème waaye ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk sur le champ politique fi mu nekk nii ñi ñu fay jëmbal nañuy defee nañuy xalaatee dafa woroo ak li nga xam ne moom loolu lañ xam ci réew mi parce que mën na nekk sa non passe ba gën a soxor waaye buñ ne ay setaa nga jógee fee di ñu gane si bu ñëwee du xam ne yow dañoo jote dara kon nag lii ñuy def nii méngoowul ak li nga xam ne mooy li Sénégal donc méngoowul ak li nga xam ne moom la tëddee kon man doo fi nekk naan qui a tort qui a raison mais le simple fait de chercher des torts et des raisons est déjà la preuve que nous ne sommes pas assez ce que nous devrions être. Professeur Badiane, la même question ah. bon man de xam nga li sama bàyyi daan wax ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm daanaa dégg mu naan ah jiw day bon rek day baax rek bettu waaye mënut a bon bu baax ba bettu day baax rek bettu mais du bon ba bettu ma ça veut dire quoi ça veut dire que man su fekkee ne ñun dañoo ëpp nag Songué Mbaye Thiam ak ñu mel ni ñun te ñoo ëpp ci réew mi nag yaakaar ne politiciens yi dañu sagal ci jëf ju rafet ak wax ju rafet ci seen biir mais c'est parce que matuñu li ñu doon parce que ñoom nag xalaatuñu ñun ñoo leen di xalaat ndax ñii dinañu gàcceel wala duñu kii ñoom xalaatuñu ñoom xamuñu xalaat nan la ñuy defaree seen affaire ñun ñu nekk nag ay fas yu ñuy war di tëggal mais gis nga lii ñuy li xew fii diggante la mairie de Dakar ak du teeti le gouvernement nga jaru ko fi dara jaru ko fi c'est pas un problème de protocole gis nga Sénégal bu la bëggee réeral dañuy woo ñu mel ni ñoom Mbaye Thiam ñu la gënal ay sciences yoo xam ne yii ci naan la wëy le droit a dit la justice a dit yooyu yëpp dafa am lu ko jiitu moo di suñuy baax suñuy mandarga ak nan lañ mën a taxawee ba ku ñëw tey fekk fi ñu bu demee du ñu yóbbu li wala wax bu demee du ñu yóbbu di ñu yóbbu bi moo gis nga ñii ñëw tey ku ci def sa kër et même ils sont venus avec leurs communicants mais dañ ko yóbbu naan Sénégal di capital ba muy Ndakaaru maire ba nekk moo gouvernement ba ñu nga naan jàppal fii bàyyil fii mais dara jaru ko fi nag ils vont t'expliquer nag politicien moom du ñàkk explication daanaa dégg góor gu baax mu ne bu àllaaxira bu ñu demee Sénégal bu bëggee gaaw a dem àjjana dañuy yeew politiciens yi tëj seen lam yi ndax bu yàlla ne dem leen fa la ñu nekk yi werte di ci dagg sante ba ñu tëj buntu ko c'est leur kii nag méthode Sénégal yi ñoo war a am seen fulla ak seen fayda man dama jàpp ne man Mbaye Thiam ak ñu mel ne ñun ñëw ndox mii ñuy waxtaane bu ñu dégloontee ci waxtaanu xam-xam ak pas-pas dinañ ci régler ay problème yoo xam ne xam nga sëñ Mountakha mi wax ne barki dem woo ñoñom ne damaa bëgg ndox boobu ñuy wax Lac de Guiers ñu seet nan lañ koy mën a jële ji indi fii ci Touba parce que man bu ñu màggal jotee mënumaa nangu man nit nekk fii bëgg màggal si te naan wala du sangu
xam nga kooku seen kasaw gi moom intéressé wu. il en est de même ci gàmmu gi ñu dëgmal. il en est de même ñi nekk ca Daaka ba am ñeneen ak ñeneen. or ñooñu nag ñooy réew mi. les politiciens nous divertissent trop sur des questions essentielles. ñoo war a am suñ fulla ak fayda nekk fii nag bañ naan diw am dëgg diw amul dëgg. c'est pas une affaire de dëgg. lan lañ waroon a def te defuñu ko c'est ça la question de tous les côtés. et il faut savoir taire les différences en fait les divergences surtout. ci waxtaan yu am enjeu yu. mais surtout bu fekkee ne dañ koo seq ak suñuy nawle. parce que c'est la première fois forum bi am en Afrique noire. lu tax defuñu ko feneen. Sénégal li ko indi. dafa am lu ñu séentu ci Sénégal ñi ko fi indi. bokk na ci mat ak Sénégalais yi mat gu tollu ne mais suñ leen joxee lu àddina bi yëpp bokk ngeen ci taxawaay boo xam ne bu ñu demee ñun lañ bëgg ngeen ko fa def. mais bu ñu ñëwee xam-xam moom doo fi génn. parce que man samedi fa laa yenn man kii centre Abdou Diouf xam-xam bu wóor dina fa génn. mais li ñuy gis nag ñun ci suñu journaux yi ak seen rajo yi ñëpp ko yëpp ba baa ñuy kii mooy kasaw mais ñi koy def loolu la ñuy dundee mi ngi mel ne les médiateurs xam nga médiateur bu sañoon jàmm du am bu jàmm amee koy médiateur en tout cas fi professeur daanele am na solo bu baax a baax merci beaucoup professeur Songué Diouf professeur Mbaye Thiam xam naa mu bàyyi ko mu fàttali ñu rek balaa ñoo tàggatoo. waa fàttali day nu mu teeti moom dafay defar. bokk na ci defe naa 22 mars la ñu nekk tey. 22 mars 67 man daf may fàttali parce que dafa doon tomb bésu tabaski. nekk fii Gueule Tapée nekk jeune lycéen. góor gi jógee jumaa ji ñëw presque suñu tabaski jaxasoo ñu ne lu xew ñu ne dafa am waa ju doon bëgg a rey Senghor. Moustapha Lo c'était le 22 mars 1967 doo ko fàttali. ñaan jàpp nañ ko ñu naan kii après y a beaucoup de choses ñu ci laxasoo. muy Moustapha Lo 22 mars 67 gii la woon ñu jàpp ko mois de mars avril mai juin ñu àtte ko le 15 juin exécuté ko le 29 juin. ñu denc fii ci Bétoir. ay gone ngeen yoox ngeen dégg ñuy annoncé ci rajo yi mais ñun ñu yaroo Ndakaaru ay naan wax ñu ngi jëm Bétoir. Bétoir c'était les abattoirs de Dakar fa lañ daan reyee nag yi ñuy séddale ci marché yi ba mu tudd jur Bétoir wala abattoir ñu di ko fàttali surtout que man dama xam ay bokk yu séq ak ñoom yoo xam ne jarul lu ñu tudd fii di leen ñaanal rek ci yoon yëpp en jeu. L'autre chose c'est une affaire importante pour nous historiens le 22 mars 1455 xam loolu yàgg na au 15e siècle ci la Aloïse Cadamosso benn Vénitien boo xam ne Portugal buuru Portugal la doon liggéey ci la njëkk a déparé Portugal jëm si Afrique rapport bi mu def bi mu dellusee ci la njëkk a gis ci réewu tubaab langue tubaab ñu bind ci le mot Sénégal baatu Sénégal bi mu ñëwee mooy gis naa am réew mi ma njëkk a costé daal ndaxte bi ma vent yi kii fa laa jubal directement réew ba ma demee ñi ma séqal gis leen waxataan ak ñoom ne leen Sénégal la tudd nag de la première fois Sénégal kii nag parce que dès le 8e siècle ay El-Bekri et tous les voyageurs arabes bindoon nañ déjà parce que ñoom xamoon nañ ko ñoom ci désert bi lañ wax dugg romb fleuve bi ba dugg Sénégal mais en langue portugaise européenne c'est à cette date que Aloïse Cadamosso déparé Portugal mandaté par le roi du Portugal pour aller faire des découvertes ci le découvrir Sénégal bind ko nga xam ne ñu historiens yi bu ñuy gëstu ba gis les sources dañuy wax ne en langue européenne d'Occident ci leen njëkk a gis rapport bu ñu bind loolu les rapports arabes moom am na ci ko gën a ancien déjà dès le 8e siècle. En tout cas amatina solo merci beaucoup sama goro maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax on se donne rendez-vous la semaine prochaine. ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla nañ fi yàlla dajale àllarba ji ñu jub bu ñu fi ñëwee yàlla nañu yàlla defal tal ak dal ba ñu fa ma koy wax loo xam ne day jëriñ. amiin professeur